Amis téléspectateurs de la RDV, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est Talk to Zeka qui s'installe chez vous. jërë ngeen jëf ci dalal bi ngeen ñuy dalal ci seen biir diwaan comme ni ngeen ko xamee rek Talk to Zeka tout le temps dañ ci ànd ak ay kilifa ay ndaanaan divers yoo xamante ne ñoo xam fu ñu mënti jóge mais en tout cas dinañ leen teg fii waxtaane ñoom histoire ñu waxtaane lu am solo. Alors aujourd'hui nous recevons Miss Sénégal 2020 Fatima Ndione. Zeka maa ngi lay nuyu. di la fay. di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp c'est Fatima Ndione Miss Sénégal 2020 comme ni nga ko waxee. alors Fatima Ndione dafa mel ni yow yaa nekkoon Miss bi ëpp buzz ci année yu ñu wees ni parce que Miss Sénégal xawoon na kii tuuti mais yow moom bi nga jëlee sacre bi on a vécu benn semaine boo xamante ne waaw. Miss Sénégal Fatima Ndione comment tu as vécu ça. loolu lañ gis de man maa nekk Miss bi ëpp buzz. waaw ndax bëri woon na coow lool après sama sacre ñii di coow naan Miss bi dafa ñaaw dugg na fii génn na fii coow li bëri woon na torop. alors d'abord pour nekk Miss lan moo nekkoon critères yi. critère pour nekk Miss da ngay njool. taille bi dafay nekk sa teint naturel. niveau d'étude ak sa comportement et tout. ok sa niveau d'étude bi ñu doon exiger lan la woon. terminal. ok yow bi nga koy def boobu yaa ngi def terminal. maa ngi def terminal. alors au lendemain de Miss Sénégal tu vois sur toute la toile ñëpp di la waxtaanee ban sentiment nga amoon yow. sentiment bi ma amoon metti woon na ma au début mais après dama jàpp ne ay jeunes lañ. te foo la kafre te ku ci nekk on était au nombre de 14 ñun ñëpp ku nekk jóge sa région. ànd ak say supporters et tout. kon ñëpp mënuñoo bokk faral benn nit ki noonu rek laa ko jàppee woon. yow lan moo taxoon nga bokk objectif bi nga amoon ci Miss Sénégal lan la woon. sama rêve la woon depuis toute petite moo ko doon seetaan mu may neex may gis Miss yi di défiler surtout mannequinat. mais ma ni mannequinat bi kiiwuma si noonu pourquoi pas ma tenter sama chance ci Miss bi ma dem yàlla def ma am chance gagné ko. amoon si attente yu bëri nag comme dañ daan gis bu njëkk Miss boo gagné da nga daan am ay kër oto. am loolu léegi tegal foofu sa baaraam. attente yi c'est bon mais est-ce que bi ngay bokk bi ñu leen di bokk dañ leen wax ne ku boo bokkee boo gañee lii ngay am na lu ñu leen diggoon. non digguñ ñu dara mais comme que niñ ko doon suivre di ko seetaan Miss yi liñ doon gagné et tout pour ñun. loolu donc yéen Miss Sénégal bi fu mu nekk nii boo ci dugg en fait amul dara lu ñu lay dig. non duñ la dig dara moom franchement mais au moins am na luñ la ay dû ay lot ay bourse ay auto et tout loolu lañ daan gis Miss yi di gagné. ok. mais yow bu fekkee da ngay dugg ci dara te bi ngay dugg waxuñu la lii ak lii nga ci war a am donc est-ce que am na loo ci doon xaar. waaw am naa si lu ma ci doon xaar kay parce que daan naa ko suivre te gis naa li Miss yi doon gagné pour man loolu mooy dem ba léegi. alors parlons un peu de l'organisation donc de Miss Sénégal comité d'organisation bi yow ban jugement nga am ci ñoom donc durant compétition bi nga qualifié ci sa région muy région de Fatick. bi nga doon représenté ba ni nga ñëwee au niveau national ñoom seen comportement ak ni ñu doon liggéeyee noo ko gisee. waaw ñi ngi doon def seen liggéey moom franchement ci au niveau régional ba ni ñu yegsee ci compétition nationale bi. ñi ngi doon def seen liggéey moom normalement. donc amul woon dara loo xamante ne daana tey sa xel ci. non ci organisation beeg seen comportement. déedéet. tout était parfait. alors donc mais tout était parfait ba ñu ne la. yow yaay Miss Sénégal 2020 comité d'organisation bi kañ nga leen gëj a dégg. franchement gëj naa leen dégg moom ñoom daal lijjanti ñu ma man tamit toppatoo ma leen ñu ngi toog seen coin man tamit maa ngi toog sama coin. concrètement lan nga ci jëlee yow. lu ma ci jëlee xanaa wax ju bari mooy coow bi amoon après sacre bi et tout. loolu de laa ci am loo xamante ni mën naa ni ci lii Miss bi laa ko jëlee du samay bourse yi ñu waxoon ni gagné naa ko. du oto yi ma ci doon dégg du dara maa ngi nii. non mais attends Fatima ci kii bi ci final bi am na yu ñu diggee woon ñu ne da ngay am lii da ngay am lii da ngay am lii donc tu veux dire que ne liñ la diggéen yëpp joxuñu la ci dara. joxuñ ma ci dara à part loo yiñ ma jox biñ ma woowee ne man maa gagné. jox nañ ma foog naa pagne tissé. fleur ak couronne beeg ruban ak bourse yi ñu fa cité woon mais ba tey ñu ngi nii gisuñ dara. xaalis non. amul dërëm bu la topp ci Miss Sénégal. non.
mais est-ce que au fond est-ce que yéen xamoon ngeen ne am na xaalis bu ci nekk est-ce que yëwoon nga ne am na comme tu l'as dit oto wala dara loo xamante ne mu ngi ci woon. waaw yëgoon nañ ko parce que amoon nañ ay sponsor ci compétition finale bi Miss Sénégal bi ñu ngi ko parrainé woon Sadio Mané. ak ay ministre xam nga ni ñooñu duñ ñëw ak loxo neen. kon Sadio Mané defoon na ci loxo. ah je sais pas mais xanaa buñ la tuddee dara di nga am loo ci war a mën a def mais ñun daal gisuñ dara bi sacre bi passé nag sama yaay déplacé wu na Fatick ñëw ba Dakar Novotel lañ nekkoon. wax ak mu toog ak waa comité bi waxtaan ak ñoom ñu xamal ko ni kii de bu waroon naa am benn dina am fukk parce que coow lim ci jëlee te bës bi mu am nii. mosu koo am donc dinañ def li warloog moom yëpp mais ba sànq ak démb ñu ngi nii gisuñu. en fait dinañ def lu warloog moom concrètement lan lañ dig sa yaay lan lañ wax sa yaay ni dinañ la ko jox concrètement. dañ ni woon am nañ ay promesses yu ñu war a jot. loolu lañ waxoon sama yaay ne buñ ci jotee rek dinañ ma jox li ma ci am et tout. muy xaalis. muy xaalis waaw mais ba nii gisuñ dara. mais est-ce que yow gëstu nga ba xam ndax ñoom jot nañ ko wala jotuñu ko. waaw sama yaay gëstu na parce que waxoon nañ ko promesse yi fan la war a jógee et tout sama yaay moom xam nga borom affaire la dafa mën a lijjanti gëstu na yëpp ba xam ni am na yoo xamante ni jot nañ ko mais ba tey revenir uñu. kon yow ba sa yaay jógee ñëwee Novotel ba waxtaan ak ñoom ba dem yow boobu ngeen gëj a dégg. waaw si laa leen gëj a dégg à part parfois daan nañ ma woo ay activités yu may ñëw def si fii nii delluwaat Fatick. mais activités yooyu boo daan ñëw di nga am prise en charge. prise en charge non parce que dañ ma daan envoyé passe oto laay jëlee Fatick ba fii nii Dakar. ok passe lañ lay envoyé. passe lañ may envoyé ma dem garage. ma dem garage jël oto déplacé. loolu cette place. waaw cette place. ah moo fa sës bi. c'est grave ça suñu Miss Sénégal donc moom pour mu jógee Fatick ñëw Dakar gannaaw ba nu ko tabbee ne mooy suñu Miss ñun national donc cette place la daan jëlee Fatick di ñëw li nga xamante ne mooy Dakar pour wuy si ay activités boo paree tamit booy ñibbiwaat c'était la même chose donc on peut dire que ne tey en tant que xale nga doon def terminal d'abord perturbé na lu bëri ci yow. est-ce que sa njàng perturbé wu ko. waaw perturbé na ko parce que dañ ma daan woo dama daan am cours war a jàngi ñu woo ma ne naa ñëw urgence affaire yooyu dama war a ñëw def activité yu tout ma bàyyi fa samay cours bàyyi fa lépp ñëw. mais yow activités yi ñu la daan woo concrètement c'est-à-dire ay activités wu lan la c'est-à-dire ay activités yoo xamante ne dara leer na ñii dañ ciy jëlee dara wala activités yoo xam ne dañ ko signé woon ay contrat ak ay sponsor je sais pas la. je sais pas ndax dañ ko signé woon ay contrat mais bu ma fàttalikoo am na benn activité bu ñu demoon Diamniadio. mooy bi Macky Sall di def je sais pas kiiwu sportif yi nekkoon foofu. woowoon nañ ma ci activité boobu demoon naa fa à part ay publicité takkal sa masque yooyu noonu. yooyu daal lañ ma doon woowee. à part émission yi ma def après sacre bi juste. yooyu lañ ma doon woowee. ok donc ce qui veut dire que ne yooyu yow biñ lay woo ngay dem en fait duñ la wax dara lu leer. duñ ma wax dara lu leer yow daal da ngay mel ni sama téléphone bi rek yëkkati émission nga am wala interview nga am voilà. te sama yaay sax lañ doon dégganteel lu bëri. mais est-ce que aussi ta mère joué wu ci sa yaay est-ce que tamit mu baal ma est-ce que seetaanu la trop aussi. seetaanu ma benn yoon. parce que aussi Fatima jógal rek nga jóg dem nga ñëw après ñu yónnee la passe cette place nga yëg cette place dem. pareil jëlaat cette place ñibbi. waaw parce que passe cette place Dakar Fatick seerul. seerul moom. motul junni de. mi ngi noonu mais sama yaay moom. non est-ce que 1500. waaw parce que Dakar Kaolack je pense 2500 la cette place. su ma juumee donc Fatick warul yegg ay 1500 rek wala 2000. yooyu tey Sokone laa doon jóge. ok ñëw ba Fatick ñëw ba Kaolack. door a jël oto. d'accord. mais mère moom seetaanu ma benn yoon moom moo ci doon jàpp sax ndax ñoom bu ñu bëggee dara dañ lay woo neexal la wax ju neex et tout xam nga moom mère moom xol bi dafa oyof mu ne ma garaawul demal xëy na li ñu wax dinañ ko mës a def mais ba nii. alors pour yow tey boo doon situer responsabilité yi kan moo def loolu yëpp. peut-être c'est la présidente parce que moom moo jiite ñëpp moom moo yor ñëpp. moom sa doom baay. sama doom baay. wala santum Dior. non Badiane la sant. Badiane la sant nan Badiane sax. Amina Badiane. ok donc Aminata Badiane présidente bu comité Miss Sénégal moom ngay joxoñ
ne c'est elle la responsable de tout ça. moom moo waral lépp parce que moo ñu jiite ñun ñëpp lu mu ne lii la loolu la war a doon je pense. lu ñu war a def tamit bu si jiitoo jaarale ko si yoon dina jaar yoon. est-ce que yaakaaroon ne moom li mu waroon am yëpp am na ko. ah je sais pas de. non en fait parce que est-ce que bu ko amul woon dina am courage pour continuer parce que su ma juumul dégg naa ñu ngi ci bu édition bu 2021. donc bu fekkoon jëlewu ci dara est-ce que tey dina dem naan mu ngi defaat 2021. ah comme mooy li ma la wax rek promesse yi ma ci doon xaar mooy xam nga sànq yaa ngi ma ko doon laaj say biir question que ndax topp nañ ko ba xam ndax jot nañ promesse yi ñu mu waroon a kii et tout. mooy la kon jot nañ ci ndax xanaa bu ñu yorul woon li leen war a mën a mayaat départ pour 2021 duñ ko def. mais yéen boo leen dugg ci Miss Sénégal ci côté sponsoring ci côté engagement amul benn kayit boo leen di signé. à part signature contrat pour ku gagné Miss bi contrat bi looy dugg da nga leen ko war a yëgal amoo droit def leen sans nga yëgal leen ko. léegi yow ci contrat boobu defuñu ci liñ la war a jox. non. et pourquoi vous signez ce genre de contrat aussi. ah gëm-gëm rek yaakaar ne tamit niñ ko doon gisee ci télé bi noonu la nekkee. wala da nga yaakaar ne da ngeen nekk ay xale moo tax ñu leen di nax. ah peut-être que loolu la mais nag bu fekkee nax lañ ci jublu tamit amuñu chance. parce que waaw mais mën nañ ko jàppee ne nax la parce que ki la signé loo contrat. waaw ne la boo gañee waratoo def dara lépp man looy def man sama loxo la war a jaar sama loxo lay jaar ak tout ça. kooku ci contrat boobu war na bind ne que ne boo gañee aussi. lii ak di nga am lii di nga am lii. mais boobu comme que ñëw nañ ba foofu dañuy xuus directement rek dem luñ ci kii muy loolu yaakaaroon ni tamit niñ ko doon gisee ci télé bi noonu la doon demee. est-ce que aussi xam nga tey dafa bëri ci Sénégal bëgg a feeñ walla bëgg a siiw en quelque sorte dafa sonal ñu bëri. mi ngi noonu est-ce que tey gisoo ko ne tey ñii di bokk ci Miss Sénégal yëpp tamit aveuglement moo tax ñu ciy dugg ba après lépp lu leen ci fekk aussi def est-ce que tegu leen ko seen bopp en quelque sorte. waaw ku nekk ak li la intéressé am na ñoo xam ni titre bi moo leen siy dugal. am na ñoo xam ni buzz bi. mais titre kese ñu jox la ko tamit te joxuñu la loo xamante ni nii moom moo ko war a accompagner. du dox parce que Miss Sénégal nekkul loo xamante ni nii lu ndaw la. nit ñi dañ lay yaakaaree lu nekk foog ne yaa ngi ak àdduna ak li si biir fekk yow jotoo si dara. te dañ naan aussi titre bi buñ la ko joxee da nga war a changer sa accoutrement sa comportement ni ngay sa lépp daal. xam nga duñ la jox titre ne la yow yaay Miss Sénégal rek ne la demal noonu. au moins war nañ la jox loo xamante ni di nga ci changer comme ni ñu waxee defar sa bopp toppatoo sa bopp et tout mais loolu yëpp man de moom joxuñ ma ko wax dëgg yàlla. yow daal jëlewoo ci dërëm. jëlewu ma si dërëm couronne fleur. ak paaj coow lu bëri. ak coow lu bëri. mu ngoog amis téléspectateurs de la RDV ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy Fatima Ndione Miss Sénégal 2020 ci li nga xamante ne mooy Talk to Zeka moom la ñuy waxtaanal dégg ngeen lépp li nga xamante ne rek jóge na fi lépp li nga xamante ne wax na ko fi ci li nga xamante ne moom la ñu diggee woon ak moom ci Miss Sénégal te joxuñu ko ci dara alors tey Miss Sénégal impacté na sa vie lu bëree bëri loo xamante ne tey mën nga jàpp ne sax est-ce que boo delluwaatoon cassette bi sa ginnaaw est-ce que di nga ci bokk. non bu doon lu may defaat la moom du ma ci dugg parce que coow lu bëri laa si jëlee liñ naan ca tamit bu rayul seemal. coow li jàppoon ma am na temps sax feebaroon naa fi ba génnatuma kenn gisatuma woon fenn. ma tëju toog nekkaat ci sama bopp di defar sama bopp. bu doon lu ñuy defaat moom wax dëgg yàlla du ma si dugg. donc tu as regretté. regretté nga ci bopp. regretté naa moom parce que li ma si doon xaar yëpp fekkuma ko ci. donc tu as complètement regretté d'avoir participé à cette compétition. Est-ce que tey comme j'ai dit ci séquelles yooyu mu def ci yow est-ce que sa njàng bokk ci walla dara. waaw sama njàng perturbé wu na parce que maa ngi doon raté ay cours yooyu noonu ñu doon toog di wax naan parce que bi ñu demee ba sës dañ ni ñoom ci jàng bi lañ gën a focaliser wu côté éducation. ñu doon wax naan dinañ ma payer ay cours particuliers et tout loolu yëpp defuñu ci dara suñu waa école sama waa école bu ñu leen doon woo sax mujj gi daan nuñ leen nangoo décrocher duñ leen jël. ok donc ñoom amoon nañu contact ak sa waa école. waaw amoon nañ contact ak sama waa école parce que dafa am ay reliquats yu ñu waroon a fay foofu. ak samay cours particuliers yoo xamante ne waxoon nañ ni dinañ ma defal ay cours rattrapage et tout. mais loolu yëpp defuñ ci dara. ok mais léegi tey yow ban jéego nga foog ne nga war a def pour rectifier walla tey sa injustice bi nga subir ñu réparer ko.
ah xanaa comme ni ma ko waxee sànq rek tëju naa defaraat naa sama bopp macha allah. ku ma gis moom xam ni moom instant yi moom. alhamdulilah. mais lépp ak sama famille sama entourage ñoo ma jàppale ba ma jógaat. pour ma réparer loolu nag mooy ma jéem a concentré waat ci samay études xam li ma bëgg jéem a avancer de l'avant. non mais quand je dis nga réparer injustice boobu mooy par rapport ak ñoom da ngay toog rek di leen seetaan nii. ah waaw mënoo leen dara mënoo leen dóor mënoo leen xas mënoo leen wax dara. seen parole lañ am man tamit sama parole laa am xëy na tamit ku seetaan di nga xam sa xel dina dellu si li la siy dugal et tout mais ñëpp tamit bokkuñu loo xamante ni moo leen siy dugal ku nekk ak liñ ci xaar. parce que aussi quoi qu'on nous dise Miss Sénégal est-ce que ci côté tutelle ci ban ministère la jokk ministère du tourisme culture. ok. donc est-ce que tey je sais pas sa yaay tey bu fexe woon dem gis ministre bi waxtaan ak moom wala gis ñi nga xamante ñoo nekk ministère de la culture. waaw je sais pas trop peut-être pour que ñu jéem a réparer quand même injustice bi nga subir parce que comme tu as dit bu ñu demee ba ay bor sax fekk la ci sa école bi nga xamante ne fa nga nekkoon quand même c'est grave ah. mi ngi noonu mais ñu ngi di dox ci loolu pour rencontrer ñi nga xamante ni nii ñoom la concerné ak samay autorité dëkk et tout comme ñoom Matar Ba. monsieur Abdou Latif Coulibaly et tout ñu ngi ci tànk yooyu noonu. alors c'est vrai que yow région de Fatick nga doon représenté donc monsieur le ministre Matar Ba foofu la nekk ak monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly donc ñoo ñëpp waa Sokone la d'ailleurs. waa Latif Coulibaly waa Sokone la d'ailleurs sax bi may dem ci compétition bi jàppale nañ ma bu baax Matar Ba ak monsieur Abdou Latif Coulibaly jàppale nañ ma bu baax. ah kon yow jot ngaa ñam de. ah jot naa ñam mais loolu bi may dem la te du feeñ fenn ndax say supporters. yaa leen paasal nga yóbbu waaw yaa leen paasal jëndal leen billet et tout. yow jot ngaa ñam ministre jox na la nag Fatima. ministre bi ma jox fi ma ko dugal laa ko war a dugal. foofu ko dugal. si supporters yi. seen lekk seen naan. waaw ndeysaan billet yi et tout ça. oto yi leen indi. jëlee leen Sokone ba Dakar. jëlee ñu Sokone ba Dakar. ok alors tey ñoom ñu ngi nekk ci li nga xamante ne mooy seen édition 2021 est-ce que booleel nañ la ci loolu seen. non boolewuñ ma ci à part benn jour woote nañ sama yaay ne dañ ma soxla pour benn plateau lancement bi 2STV. mais après dañ ko woowaat ne grawul jarul may ñëw après dinaa am sama plateau bopp. léegi bu ñu la woowee da nga dem. décidé wu ma ko moom wax dëgg yàlla parce que bi ñu wootee lool sama yaay da leen ni kii dootul jël ay oto 7 places di dem ba Dakar da ngeen koy envoyé passe bu doy mu loué oto Sokone mu indi ko ba Dakar mais après dañ ko revenir ne na ko bàyyi dina ñëw plateau. non mais je veux dire le problème c'est pas un problème de transport yow li ñu warloo woon ak yow defuñu ko ñu bëgg la woowaat nga jóge Sokone ñëwaat Dakar def ay plateau. c'est ça. ñu ngi noonu décidé wu ma bu ñu ma woowaatoon instant bi tamit moom wax dëgg yàlla décidé wu ma dem. parce que faalewuñ ma man tamit faalewu ma leen noonu la ko lijjantiwul moom lijjantiwul la. kon daal yow comité Miss Sénégal pare nga ci ñoom. pare naa si ñoom. comment elle s'appelle Aminata Badiane mi ngi doon wax mooy seen yaay mooy seen lépp. yaay ak doom. noonu de la demee. mu ne ko yaay ak doom war a mujjee noonu. xëy na xelam foofu la toll rek. alors mu ngoog amis spectateurs de la RDV ba léegi rek ci Talk to Zeka on va prendre une petite pause et puis ñun daal di ñëwaat léegi ci émission bi c'est parti. Africom, c'est le système canadien. Venez apprendre les métiers et techniques audiovisuelles, les arts graphiques, le journalisme, reporter d'images. Deuxième rentrée scolaire à Africom AV en cours. Inscrivez-vous vite, nombre de places limité. Bienvenue dans le monde du son et de l'image. De retour sur le plateau de Talk to Zeka ba léegi rek ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy Fatima Dione Miss Sénégal 2020 alors Fatima ba léegi dañuy des ci parce que man en fait man dama choqué sincèrement je suis choqué de tout ce que tu viens de dire ici que ne lépp lu ñu war la woon ak yow def mais tamit beneen question bi c'est-à-dire est-ce que sa yaay aussi mate na parce que dafa mel ni mooy sa ménageur en quelque sorte. waaw moo yor sama lépp moo yor sa lépp mais est-ce que sa yaay aussi moom xam na ce qui se passe dans le milieu est-ce que sa yaay moom xam na carrément li xew ci milieu bi pour mën a nekk sa manager. xam na ko bu baax sax d'ailleurs
da doon dégganteeg ñoom ay vocal WhatsApp et tout dem nañ sax ba sama yaay mi ngi leen doon laaj naan leen kii li ngeen warloog moom jox leen ko. mujj gi ñu naan da nga bëggee. ñu ne sa yaay daa bëggee. loolu de la ñu wax ñu ne damaa bëggee damaa tiit xale warul xaw ma nan la ko waxee. wax loolu Badiane vocal waaw. Aminata ay vocal WhatsApp envoyé ko sama yaay te moo doon toog ci télé yi fu mu toog di ma tagg naan damaa yaru et tout ma ñëw di laaj samay du mu tourné ne dama bëggee xale warul bëggee xaw ma nu mu ko waxee noonu ba toog. léegi man dama bëgg a jàkkaarloo caméra bi Aminata Badiane nga wax ko limal ko lim la ameel te joxuloo ko ak préjudice bu mu la porté nga wax ko mu dégg. maa ngi koy wax di li mu warloo ak man yëpp na ma ko jox samay oto yiñ ci doon dégg. parce que bu yàggul dara maa ngi gis seen statut ñu ngi statut benn oto de pour la Miss 2021. donc ñoom nan comment ça se fait 2021 ñu lijjanti loolu te mënuñoo lijjanti bu 2020 li ñu warloog 2020 yëpp defuñu ko. ñuy lijjanti bu 2021. kon li ko warloog man yëpp na ko def balaa muy jàll ci leneen. te yow moom bu ko defulee c'est-à-dire doo ci def dara comme je dis sa yaay tey mënul déclencher benn procédure judiciaire parce que quoi que l'on dise xam nañ ne am na sponsor yi leen accompagné woon sponsor yooyu seen image yéen def ci jàll seen image véhiculé na sponsor boobu est-ce que tey amul dara loo xamante ne mën ngeen ko jóg pour def ko par rapport ak ñoom pour ñu réparer injustice boobu. waaw peut-être mën na nekk mën nañ ci jóg mais xam nga li ñuy wax naan looy régler lu nekk da nga koy régler à l'amiable bu doxul. nga doog a utiliser yow fu mu nekk nii est-ce que l'amiable est-ce que amiable weesuwul tamit. parce que ñoom xamuñ négocier xamuñ maslaa lu ñëw seen xel rek loolu lu leen neex rek la ñuy def. mi ngi noonu kon nag xam naa dinañ mën a dem ci beneen méthode bi rek bu ko jaree aussi. est-ce que doo changer manager tamit. sama yaay bu lim doon de. déet maire nag maire moom xam naa ne daal maire daal des na daal dafa mel ni daal moom parce que man comme j'ai dit comme ni ma dégg nga waxee sa yaay elle est instruite. c'est une enseignante. donc nan ngeen mën a signer contrat boo xamante ne da ngeen ci jël ay engagement ci sa image ba pare fekk yow amul benn engagement bu ñu jël si li nga xamante ne waroon nañ ko ak yéen. contrat yi bi ñu koy jox ñu koy signer ci jour J bi la bi ñuy préparer foog naa je pense. jour final bi xam nga bi ñu nee suba la final bi lañ ñu indil contrat yi booba stress beeg préparation yeeg et tout ñu indil ñu contrat da ngay lire vite fait nga signer. kon yow est-ce que jàppoo ne ko ñoom ñoo ko tey. peut-être que tamit noonu la. ñoom ñoo ko tey indi ko jour ba parce que xam ne boo koy jox nit xanaa war nga ko jox jour bi ñu yegsee ci hôtel bi lañ ñu ko waroon a jox. en fait contrat bi depuis compétition régionale bi la waroon déparé. waaw parce que depuis ci région yi ci lañ commencé jël seen image di ko wane télé. kon est-ce que jàppoon depuis ci région yi la ñu waroon signer contrat yi. waaw normalement si lañ ko waroon a joxe ñu xool ndax arrangé nañu et tout mais si jour ji xaw ma bi ñu nee suba la ñu jox contrat yi ñu lire ko vite fait signer. yow yaa ko lire wala sa yaay moo ko lire. man maa ko lire man kese maa nekkoon hôtel miss yi kese ñoo nekkoon ci hôtel ba. ok amu leen kenn ku leen di accompagner. non à part bu ñuy ñëw ci hôtel bi bu ñu accompagner ba ñu yegsi dañuy ñi ñu gunge dañuy dellu retourner ñun kese ñoo doon ne ci hôtel bi. et sincèrement est-ce que tu penses que ça c'était normal le fait que ñu jox leen yéen ay xale contrat ngeen signé ko parce que quoi qu'on dise ay xale ngeen ah. c'est ça c'est pas normal ndax mënoon nañ ñu ko teel a jox ñu suñuy manager et tout lire contrat yi xool bu baax li ñu ci arrangé ak li ñu ci arrangé wul ndax lii arrangé nañu wala lii dinañ ci mën a dox ou pas ñu signé ko mais gis nga niñ ko defee profité ñu signé contrat et tout. doo mën a dellu ginnaaw tamit ndax ñëw nañ ba ci jour J bi ñu naan suba la ak du suba ñu indil la contrat doo def lu dul signer. En tout cas nous rendons un hommage à Moïse Ambroise Gomis quand même quoi que l'on dise yàlla na ko yàlla yërëm taxaar ko aljana moom am na fu kawe fu mu yóbbuwoon Miss Sénégal am na valeur yu am solo yi mu defoon ci Miss Sénégal ak fu mu nekkoon ak fu ñu ko tegoon on n'a rien contre cette comité actuelle qui est là d'ailleurs Aminata Badiane on a eu à faire des plateaux télé et macha allah jàppale woon nañ ko ci li nga xamante ne mooy Miss Sénégal am boobu ci suñu liggéey bi ñu doon def mais je pense que il faut que aussi ñoom tam ñu revoir seen méthode pour quand même pour l'avenir et tout ça pour xoolaat kii alors doo naan sa buy wala marulo maru ba yow nag dafa mel dara naqarewul waaw gis nga rek lépp dañ koy régler ak xol bu feex firi yu mën si génn boo demee ak xat-xat tamit fajul dara
léegi sa njàng mi est-ce que yaa ngi koy continuer. waaw maa ngi koy continuer ndax bu yàggul dara ci seen ay wax ñëw nañ laaj sama yaay ay papier dajale nañ papier yi ñu laajoon yépp jox leen ko ñu ne xaw ma dama am bourse ITECOM ñu ngi koy lijjanti nag actuellement keroog sama yaay mu ngi leen di laaj fan lañ ci toll coordonnateur bi ne ko dama am décès. man daal yow sa yaay jaaxal ngeen yéen moom yow sa yaay da ngeen mel ni ay kii dañuy ñëw rek wax leen benn affaire def leen li nga def dem bu saa yu leen ne xaate ñu ñëw ne leen lii ngeen joxawaat ñu defaat. ah waaw nu ñuy def parce que ñoom ñoo toog ba mu neex leen ñu ñëw woote ne am na fu ñu lijjanti bourse ITECOM. sama yaay kon ci lijjanti lañ toll woon. loolu la ñu wax te bourse yooyu ñu waxoon ko annoncé woon ko ci final bi ñu annoncé woon ko Suisse foog naa amoon naa sax bourse Suisse mais xaw ma loolu lan moo tax mënuma ko utiliser parce que bourse foog naa buñ la ko mayee yaa ko moom. yow yaay xool loo siy def. effectivement. mais après dañ ñëw di wax ay wax yu kenn xamul la fois passée nag ñëw nañ laaj sama yaay ay papier sama yaay dajale na papier yëpp jox leen ñu ngi ci woon si lijjanti bi sama yaay revenir leen laaj leen fan ngeen si toll mu ne coordonnateur bi ne ko dafa am décès na ko may ba fan yi xaw ma. coordonnateur bi. Seydina. mooy coordonnateur bu comité. Miss Sénégal Miss Sénégal. donc moom moo ñëwoon jël ci papier yi ci see. waaw d'accord donc mais yow. est-ce que ñoom ngay xaar pour say études quand même. non xaaruma leen pour samay études maa ngi def samay démarches pour commencer waat samay études et tout nekk ci yeneen projet surtout projet bi ma amoon normalement waroon nañ ma ci mën a jàppale. ndax bi may dem Miss Sénégal amoon naa projet. mooy réinsertion socio-professionnelle des enfants vivant avec un handicap physique. mooy xale yi nga xamante ni ñii dañuy tëx. ñii duñu xaw ma na laa ko mën a expliquer daal handicapé yi ndax en général sama yaay ci côté boobu lay yëngu centre la nekk foofu noonu de ce fait bu ñu leen formé ci centre boobu ba pare bu ñu paree dañuy delluwaat duñu am suivi daal li ñu jàngoon yëpp dafay nekk à zéro duñu am suivi projet yooyu laa amoon normalement waroon nañ ma ci jàppale pour ma jàppale leen au moins dem seeti leen ubbi centre pour bu ñu paree ñoom seen ay études ñu am si luñ mën a jàpp luñ mën a am baax na. mais jàppale wuñ ma si dara ñoom daal dañoo toog rek di ma seetaan. léegi yow ñoom toog nañ di la seetaan est-ce que tey jotul nga fëgg yeneen buntu quand même pour mën a réaliser sa rêve boobu. instant yi maa ngi ci démarche yooyu maa ngi wut ay audience ci ministères yi samay autorité dëkk. ay ñoom Matar Ba Abdou Latif ak maire de la commune de Sokone. Petit Gueye. daanaan. d'ailleurs sax moom tamit maa ngi koy remercier de passage. parce que bi ma gagné may na ma terrain. ah macha allah. may na ma terrain Sokone. d'accord léegi concrètement lan mooy projet yi. projet yi mooy comme li ma wax sànq mooy projet bi ma amoon bi may dem Miss Sénégal ñu jàppale ma jàppale xale yooyu nga xamante ni nii dañoo am ay handicap. léegi loolu ñan nga ci woo. maa ngi ciy woo samay autorité dëkk ak bépp bonne volonté boo xamante ni nii mën na ma jàppale rek xeebuma dara que ça soit muy seen doole seen xel. matériel lu nekk lu ñu indi daal baax na man xeebuma dara naa am lu ma leen jàppale rek ndax man tamit sama yéene rek laa am. aw ma dara aw ma ku ma jàppale ñu ma waroon jàppale wuñ ma donc maa ngi woo képp koo xamante ni nii rek dina ma mën a jàppale pour ma mën a doxal projet boobu noonu. mu ngoog l'appel est lancé Fatima Dione Miss Sénégal 2020 donc mooy jublu ci li nga xamante ne projet pour jàppale ay ndaw yi nga xamante ne dañoo ànd ak yenn feebar yi donc pour mu dimbali leen képp koo xamante ne bonne volonté nga rawatina ministère bi nga xamante mooy ministère donc de la culture monsieur Matar Ba même bu dee joxe woon na sax ñu ngi koy xaaraat bu joxewaat. ñu ngi koy xaaraat moom bu baax sax. monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly donc le premier magistrat de la ville de Sokone Petit monsieur le maire moom it ñu ngi koy xaar ak ñëpp ñi nga xamante rek mën nañ ko gunge ci projet bi ndax moom mu mën a taxawu ay ndaw yoo xamante ne peut-être ñu ngi foofu ci Sokone wala ñu nekk feneen. mu taxawu leen bu baax a baax bu ko defee rek mu mën a mottali li nga xamante ne mooy yéene bi mu amoon ci. ba muy dugg ci Miss Sénégal alors comité d'organisation Miss Sénégal encore une fois ñun on a rien contre vous dañuy waxtaan rek pour waxtaan nag on sort juste les faits parce que quoi que l'on dise Fatima Dione quand même elle a été victime donc ci loo xamante ne Sénégal yëpp tëg nañ ci seen bët d'abord ba mu gañee gis nañ semaine boobu yëpp la ca toppoon ñun ñii sax ñun ñëpp naqari woon nañ parce que man sama xarit la sama chéri la donc voilà mais on a vu quand même li ci topp yëpp donc moom nag je pense que ne tey
waroon na bokk ci miss yi nga xamante ne waroon nañ leen gën a mën a jàppale d'ailleurs loolu la ñu waxoon sa yaay. loolu la ñu waxoon sama yaay li ko ci dal yëpp bu dee benn lañ doon def dinañ def fukk mais est-ce que aussi corona la yow it. waaw corona tamit si la bokk mais corona ñëw na terewul nit ñi ñu ngi doon dox seen ay activités et tout. donc yow daal jàppoo de corona moo kor gaay. ah. mu ngoog alors lan mooy nekk dernier kàddu gi. di la remercier ci invitation bi di remercier sama yaay sama famille. est-ce que doo changer manager tamit mère mais baa ñu wuti beneen manager. oui mère mën na lim doon de ak mën booram. loolu rek lay def ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di leen remercier ñoom ñëpp di la remercier ci invitation bi. Au plaisir merci beaucoup amis téléspectateurs de la RDV Talk to Zeka vous revient beneen yoon ci beneen numéro ak yeneen daanaan jërë ngeen jëf.